altine ñetti fan ci safar atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax yi li ci gën a fës di nataal bi nga xamante ni bi def na wërngalëp lënd yeeg mbaalu jokkoo yi si di réseaux sociaux yi si réewum Sénégal di nataalub takk der boo xamante ni bi mu nga sëgg si kanamu moto bu fees del ki koppar wala loon waa page bii di page Facebook bi ñu duppee luttons contre l'indiscipline au Sénégal ñoom ñi nga xam ne jàpp nañu ne ñoo daal di fësal boobu leen nataal nag ñu tegoon loxo DJ Malick mi nga xam ne mooy administrateur bi ci diwaanu Sénégal moom nag bi mu jàkkaarloog takk der yi nee na loolee moom xamut kan moo ko def ndaxte du moom ndaxte boobu les page nga xam ne moom si la bokk am na ñeenti administrateur xëy na kenn si ñoom wala bon ka ñu foog ne moo nekk biti réew moo ko fësal loolee la xamal ci kanam mu taskatu xibaar dinañ ci dikk nu mu gën a yaatu si biir xibaar yi. Fendi mooy opération bi nga xamante ne bii moom la gouverneur bu Ndakaaru daal di xëyee door nañu ko sax si gox yi nga xamante ne bii jamono ji ñu ngi dund ak waame gi ak wal mu métti mi nga xam ne ginnaaw taw bu bëri bi am si réewum Sénégal juróom-benn fukk ak juróom-ñaari camion la ñu daal di mobiliser ngir mën a xeex li nga xam ne moo di jafe-jafe yooyu ñuy dund loolu waral nag ñu mën a ngacc moom leen ndox waral tamit tànki nemmeeku yi nga xam ne amal na ko si lu ëpp ñeenti téeméeri njaboot yi nga xam ne ñu ngay dund si diwaanu Kër Massar ak Jaxaay si li nga xam ne moo di ndox mi. ñu wutali diwaanu Mbour foofee quai de pêche bi nga xam ne moom lañu fa bëgg a taxawal nag nguuru Sénégal ñu ne ñi nga xam ne ñoo di mol yi ñoom jàpp ñu ne li nga xam ne moo di nguur gi moom mu ngi fa taxaw ba léegi li nga xam ne moom la bëgg a taxaw foofu di quai de pêche ñaareelu quai de pêche nag ñoom ànd ak seen xalaat nee nañu loolee mën naa ñàkk loolee mooy li nga xam ne moo gën a fas ci xibaar yi dinañ ko daaneel ak li nga xam ne moo di wàllum tàggat yaram ànd seeg Pape Malick Diaw mbokk yi daleen ak jàmm. sa réew Mali lañ koy tàmbalee ginnaaw waxtaan ak ruux foqate nguur gi nga xam ne moom lañ fa seetlu woon sa diwaanu Mali ak Ibrahima Boubacar Keïta mi tekk ndombal tànkam ñi nga xam ne ñoo di takk der nag waxtaan nañu ba daal di gis kenn koo xam ne moom la ñu mën a jox li nga xam ne moo di bopp nguur ga bopp réew ma di nguur ga mu jiite ko mu ngi wuyoo si turu Ba Ndaw nekkoon koo xam ne ancien camp la si général Moussa Traoré nekkoon tamit chef état-major ci armée de l'air si jamono ji nga xamante ni bii Alpha Oumar Konaré moo nekkoon ci bopp nguur ga moom moomee di Ba Ndaw jamono ji nag moo nekk njiitu réew bi nga xamante ni bii mooy yor càllale ga maanaam njiitu réewum transition réew Mali ba ñuy amal ay yeneen élection ki nga xam ne moo di Assimi Goïta moom moo nekk nag ki nga xam ne moo di premier vice président loolee mu ngi am ci diwaanu Mali jamono joo xamante ni bii tamit waa CEDEAO ñu ngay wéyal di leen boddi maanaam embargo bi nga xam ne moom la ñu amal tey sàkku si te doon sàkku si ñoom ñu daal di teg ci bopp nguur gi nag koo xamante ni bii ab civil la. ñu ngi leen ko joon junj tamit ci bopp xibaar yi gouverneur bu Ndakaaru amaloon ay tànki nemmeeku ci gox yi nga xamante ni bii jamono ji ñu ngi dund ak ndox mi ginnaaw taw bu bëri bi nga xam ne seet nañ ko ci réewum Sénégal diggante Kër Massar ba Jaxaay loola waral nag mu daal di doxal li ñuy duppee ab projet wala naal boo xam ne moom la duppee Fendi toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñaari camion yoo xam ne ñooy ngacc ndox mi di ko daal di nal génn ko ci li nga xam ne moo di dëkkuwaay yooyu nag laa di amal tànki nemmeeku tamit moom gouverneur bu Ndakaaru amal na ko fi nga xamante ni bii moo di lu toll ci ñeenti téeméeri njaboot yi nga xam ne ñu ngay dund jamono ji sa biir ndox ma ñu ànd seeg Adama Sarr ak Moustapha Gueye. gouverneur bu ndakaaru di Alhassane Sall daal dina amal li nga xamee ne moo di opération Fendi li ni mel nag lañ ci jublu moo di fexe bo li nga xamee ne moo di mbënd mi ñu daal di ko jële fii ci ndakaaru lu toll sax ci juróom benn fukk ak juróom-ñaari camion hydrocureur ñoo nar a def bi la liggéey. tey jii dañu dajaloo fii pour lancer li nga xam ne tey moom la ñu bëgg a mobiliser dans le cadre de l'opération Fendi mooy ci plan Orsec bi déclenché nañ ko. ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi mais tey jii dafa am des moyens supplémentaires yoo xam ni nguur gi teg na ko suñu loxo waaye dafa am roq ak roqaan yi nga xam ni camion hydrocureur xëy na moom moo fa mën a egg camion yooyu la ñu ñëwoon tey indi ko pour ñu tàmbali liggéey bi en plus de ces camions hydrocureurs am na ay camions yi nga xam ne ay engins lourds la ay tractopelles ay bennes yoo nga xam ne également dina renforcer le dispositif gisul leen ko parce que xëy na taw bi moo perturbé notre programme.
ca Kër Massar jàpp fa nga xamee ne moo di Jaxaay lu toll si 400 njaboot yoo xamee ne mbënd mi daf leen laal ñu ngi leen fa rek daal di dalal mu nekk ay bërëb yoo xamee ne mucc na ayib bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo lorule ci mbënd mi. wax dëgg yàlla restauration dara manqué wul ñi ngi añ ñi ngi reer ñi ngi ndekki bi ñu ñëwee it accueillir nañ ñu mettre nañ ñu dans de bonnes conditions xëy na nag am na ay manquement parce que lépp jotul sotti waaye nag petit à petit lépp mi ngi ñëw ndax lépp lu ñu leen réclamé ñu ngi ciy taxaw seen kem kattan. ngir nag li nga xamee ne moo di wàllu mbënd mi ñu fàtte ko fii ci Ndakaaru kii di gouverneur bi nag mu ngi ñaan askan wi ñu bañatee dëkk ci bërëb yi nga xamee ni ay place ndox la. ca loolu nag commencé nañ ci liggéey bu bees dinaa leen ko wax tey jii parce que gis nañ par exemple boo demee zone Pikine Guédiawaye fi nga xam ni nit ñi dëkkoon nañ fa ba ñu jëlee leen fa indi leen lu mel ni Jaxaay wala Tawfeex dafa mel na am na ñu fay dawaat di dellu dafa mel na sax am na ñu fay def ay projet alors loolu itam danañ mettre nañu un terme à cette situation. toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaari camion hydrocureur moom lañ nag dajale ci bile opération ñu daldi ko duppe lii di fendi ñi nga xamee ne ñoom ñoo di kilifa yi nag bëgg nañ fii ak fukki fan jàpp fukki fan ak juróom lépp luy ndox ñu daldi ko jëlee fii ci Ndakaaru. Adama Sarr ginnaaw taw bu nekk nag wala bon jamonoy taw dañuy seetlu ñu bëri dañuy toog seen kër daal di gën a mën a tegale seen i tànk bañ a liggéeyi li ko waral moo di taw boobee nga xam ne moom la ñuy commencé seetlu bu commencé ñebbal rek ñu bëri jàpp nañu waruñoo liggéeyi loolu nag ñenn si waa Sénégal jàpp nañu ne loolee dëppoo ak li nga xam ne moo di cawarte ñu si bëri sax jàpp nañu ne ñi nga xam ne ñoo di waa réew mi moom bu fekkee taw mi bëri na dinañu wane ak tayal gu bëri si wàllum liggéey te loolee war naa mën a ñàkk waral gëstu bi nga xam ne def na ko Aïssatou Diack mu ngi àndoon ak Souleymane Beng. Dakar nag daanaka buy taw ñenn niti sénégalais yi dañuy dakkal seen soxla yépp seen bii nag di ñaawlu li ni mel. loolu daf may xaw a jaaxal parce que man bu dee man sama côté buy taw sax man loolu du ma empêcher dem doxi samay soxla wala bu fekkee dama war a dem liggéey ma dem liggéey aussi voilà moo tax bu ma gisee ay nit yi koy def daf may xaw a jaaxal sincèrement parlant non du raison man jàpp ma ne raison la quoi waaw parce que booy xool sax dëkk yi gën a développé dëkk yi nga xam ne Sénégal si ñoom la ñuy xool sax ñoom taw du leen tere dem doxi seen soxla wala ñu dem liggéeyi xam nga kon bu ma gisee fii ñu koy def ça m'inquiète un peu waaw daf may xaw a jaaxal daal. jaaykatu café bi moom nag mu ni xamal ni xalaatul benn yoon bañ a liggéeyi ndax bile taw. loolu non loolu tayal la ak bañ liggéey rek mais taw moom teewul kenn liggéey. non loolu moom man ñaaka gëm sa bopp laa ko jàppee rek c'est que taw moom warul mën a téye kenn ndax nawet kenn ku nekk xam ne day taw kon boo toogee sa kër di xaar rek kooku xaar mbiru suñu borom la te yaakaar naa sabablu comme nii ñu def di wàcc ci terrain bi moom moo tane quoi waaw man bi may yeewu moom mi ngi doon xiinoon na te xamoon naa dina taw mais itam xam naa ne man du moom mënuma ko xaar ndax sama liggéey laa nekk. daanaka sax Sénégal rek la ñuy gis muy taw doomu aadama yi toog seeni kër bañ a liggéeyi. la nit xëyee tëdd këram ne day taw mënuma liggéey parce que yeneen réew yi nga xam ne 9 mois dañuy taw mënuloo xëy tëdd ne duma liggéey parce que day taw loolu daal yaakaar naa fuy liggéeyal sa bopp doo xalaat sax xalaat bu mel noonu sama yaakaar man duma doxee noonu. ginnaaw ñi ñu jot a waxal ñoom gis nañ ni taw daanaka warul mën a yàq benn soxla waaye it warul mën a tere benn doomu aadama mu dem liggéeyi. train express régional fukki fan ak ñaar ci weeru octobre dinañu daal di taxawal li nga xam ne moo di station ba courant ba man saa nekk loolu di kàddu maître Omar Youm mi nga xam ne moo di jëru njur wàllum dem ak dikk gi si aju si suuf si réewum Sénégal ak lépp loo xamante ni bii mooy joyal googule dem ak dikk muy infrastructure yeeg li mën a ànd ak moom. maître Omar Youm ma ngay xam ne bala ñuy yegg si njeexitalu weeru février atum 2021 dinañu mën a daloo boobulee train express régional bi nga xamante ni bii mu ngay weddi ne kàddu yi xaalis koppar dañ ci dem dañ ci def ak kàddu yi ci jug dëppewul noonu waaye bu ñu xaymaa ñaari phase yëpp nag dina yegg si junniy milliards mu ngay àddu ba léegi it si lu jëm si wàññi ak taral gi nga xam ne moom la ñu taraloon si dem geeg dikk gi jamono yi mbasum coronavirus léegi oto yi dañuy yàpp ba muñ fees loolee lay maître Omar Youm yëpp dellusiwaat na si jamono ji nga xam ne mu ngi janook mi ngi Maram Ndiaye ak Boubacar Diallo si émission bi ñu duppee Tok Tok Sénégal tënk la ak moom mi ngi Maram Ndiaye.
daanaka semaine a ngi ñu mayaat ñu yëngat si wàllu dem beek dikk bi ñu yabaat seeni oto ba mu fees mu mel ni ki rek barrière yu nekkoon si bis yi daaneel nañu ko waaye jëwriñ bi yor wàllu dem beek dikk bi di maître Oumar Youm nee na nag du lu waay neex def. nee nañ leen d'abord booy yëpp da nga war a yëpp li nekk si licence su oto bi su dee sa licence 50 moo si nekk mënoo dépasser 50 bu dee sa licence 90 moo si nekk waroo dépasser 90 mais mieux nee nañ leen ak nu mu mënti demee. oto yi moom bu ñu koy yebit dañu war a bàyyi ba flexibilité dispositif de fermeture d'ouverture bi dafa war a nekk lu jàppandal c'est-à-dire waruñu def oto yi ba mu fees nit ñi nekk ci ay marchepied nangam loolu moom amul fenn te kenn du ko d'accord loolu nag du suñu cër loolu ñi nga xam ne ñooy contrôler oto yi ñoom ñoo ko war a contrôler. dañuy des ci dem beek dëkk bi waaye bi la yoon ngir am ay xibaar ci li nga xam ne rek moom moo di TER bi ginnaaw ba ñu joxe ay date yoo xam ni suñ ci yegsee TER ba du daw maître Oumar Youm bëggatul joxe date waaye ma ngay indi ay leeral fu mbir mi toll. tey ku dem ci gare ferroviaire bi da nga fa fekk ay jeunes yu ñuy recruter nañ 40 conducteurs yóbbu leen France ñu formé wu ba ñoo ñibbisi nañ di former ñeneen ku fa dem di nga gis exercice yi di commencer ñuy recruter ay nit tey on est à plus de 700 personnes qui ont été recrutées yëf yi du caaxaan dëgg la maintenant nag kañ lay commencer li ma wóor mooy décembre bii dina fekk préparatif yëpp pare incha allah li ci des mooy TER bi dafa am courant 25000 volts yoo xam ne ni dañ ko autonomiser mooy téye TER bi courant boobu ñu ngi koy mettre en tension incha allah le 12 octobre te loolu aussi experts yi ñoo ñu koy wax sociétés yi wax ñu ko bu ñu defee loolu ba affaire bi essayage bi commencé entre octobre novembre décembre janvier normalement li ci des nag décision président de la république la parce que moom nag la ñu fal pour mu naan de commencer leen bés bi arrêter leen bés bi. ci koppar yi nga xam ne nag moom lañ ci dugal ba tey ji moom mooy jur coow fii si mim réew moom maître Oumar Youm di wax ni ñaari phase yépp suñu ko boolee moom mooy doon 1 milliard. mais tey nit ñi di wax ay 1000 milliards ci première phase bi loolu amul. TER bi dépassé wul 700 milliards de francs CFA première phase ñu ngi négocier la deuxième phase ñu ngi entre 177 milliards 200 milliards. loolu ñu ngi koy waxtaane peut-être que ñaari phase yooyu bu ñu leen boolee ci lay mat 1000 milliards. donc loolu aussi sénégalais war nañ ko xam TER bi matul première phase bi dépassé wul 1000 milliards. première et deuxième phase bu ñu waxtaanee ba juboo ci lay soog a mat 1000 milliards. laataa ñuy xaar TER boobu nga xam ni def nañ ci 1 milliard mu daal di tegu si raay bi jamono ji ñu bëri si askan wi ay jafe-jafe la ñu nekkee ndax li nga xam ne rek moom mooy mbënd mi te it suñ demee si yenn gox yi liggéey yi nga xam ne nguur gi moo ngi ko fay amal bokk na si lu ko waral waaye moom jëwriñ bu ñu dénk wàllu liggéey yeeg dem beek dikk bi jàpp na ni askan wi tamit kenn demul ñu des. ñu ngi leen ko doon junj si njëlbeenu xibaar yi ab nataal boo xam ne def na wër nga rup lënd yeeg mbaalu jokkoo yi di réseaux sociaux yi di ab takk der boo xam ne moo tiim ab moto bu fees dell ki koppar ñu jàpp ne dañ koo jële si dem geeg dikk gi ñu teg loxo ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoo ko siiwal muy page bi nga xam ne moom la ñu duppee lutte contre l'indiscipline au Sénégal ki nga xam ne moo koy administré DJ Malick ñu daal di koy diglu si kanamu takk der yi moom jàpp na ne nag boobule publication jógewut si moom ndaxte googule page am na lu toll si 4 administrateur te jàpp nañu ne ki nga xam ne mooy administrateur ba nekk si diwaanu États-Unis moom moo amal lu ni mel moo ko fësal Abdourahmane Di. gannaaw ay waxtu yu bëri yu ñu passé si bërëb bii ñii di xeex lu jëm si wàllum cybercriminalité ki nga xamante ni mooy administrateuru page bii di luttons contre l'indiscipline au Sénégal ngu ñuy xamal mbir yi nu mu demee ñu ngi koy convoqué gannaaw bu mu fësalee si seen page boobu benn photo wu policier bu taxaw ubbi toggukaayu scooter bu ñu mën a seetlu ay xaalis yu bëri loole nag DJ Malick raxas na si loxoom ba mu set. souvent suñuy image suñuy abonné dañu koy yónnee par par inbox bon fi mu jóge nag mënu ma ko wax parce que semaine bi yëpp ñoo ngi nekkoon di dimbal nit ñi ci ay saaku ceeb ay dawlin ay sucre ay pâte meew ak lépp loo xam ne nit ñi soxla nañ ko famille yi soxla nañ ko ci yooyu lañ nekkoon ci semaine bi yëpp passé man ak beneen administrateur bi nekk fii Sénégal. donc fi image bi jógee je sais que je suis presque sûr que admin bi nekk États-Unis moom moo ko posté te bu fekkee la moom la tamit bu ñu ko jotee dana ne moom la. woo nañ ko vendredi bi ma ñëwee mais mënuñu ko woon jot ma woo naa ko ci kanamu policiers yi mais mënu ma ko jot ñoom jël nañ numéro bi woo nañ ko woowuñu ko je sais pas tey encore su fekkee laaj na ñu woowaat ko dinañ ko woo parce que tamit dafa nekk nit koo xam ne dafa yor liggéey fi mu fële mu nekk ci États-Unis te liggéeyam dafa laaj muy tukki donc du toog benn place. donc heure bu ñu ko jotee rek ñoom dina mën a wax ak ñoom. muy page bu ñu mën a seetlu 4 administrateur
muy ay administrateur yoo nga xamante ni balaa ñoo publier dara faw ñu seet ko seetantal ko. dañuy gëstu lu bëri parce que même bu fekkee am na image boo xam ne leeruñu wala image bi leer nañu ne lii am na léegi nag wax ji mooy est-ce que suñ ko posté dinañu am problème du ñu am problème ak justice lu ñuy def mooy dañuy xool entre nous parce que am nañ ci PDF loi wu Sénégal dañ koy xool foofu bu ñu ko gisul wala amuñu lu ñu leer ñu soog a contacter suñu avocat laaj ko ne ko est-ce que photo bi suñ ko posté du ñu am problème su fekkee dañuy am problème ñu bàyyi ko su fekkee du ñu am problème ñu posté. muy ñuy jiite page boobe yu nar a xam li leen di xaar gannaaw bu lieutenant bi liiree lii di procès verbal bi. convoqué nañ ñu convoqué waat ñu instant bi def nañu benn PV maanaam ma toog jàkkaarloog policiers yi wax ñu laaj ma seen i question ma wax ak ñoom lieutenant bi la ñuy xaar nag mu xool PV bi après ñoom d'après li ñu wax ñu xool lan la ñuy def lan la ñuy décider donc ci lañ nokk nii instant yi. balaa boobu nag ay kuréel yu bari ñëw nañu indi leen seen jàppale ñu mën si nemmeeku ay kuréel yu si mel ni collectif pour la justice et contre les violences policières. Abdourahmane Ly ñu wutali diwaanu Mbour foofee nag ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi ak mool ya dañoo lànk gàndaari ni projet bi nga xamante ne bii moom la nguur gi naal ngir samp fa ñaari quai de pêche du fa amee ndax ñoom jàpp ñu ne li nga xam ne moom la ñu fa bëgg a def moom amal na leen njariñ maanaam du ngëneel te it nekkul loo xam ne moom la ñu gën a yittewoo jamono ji jàmpul mu tagaakan. nguur gi mësula bàyyi mébét bi mu am ngir def ñaareelu quai fii ci Mbour. le problème là on n'en parle plus. waxu deuxième quai moom kenn waxatu ko ndax ñëpp xam nañu ginnaaw coow daaw bi quai de pêche bi lu mucc ayib la Mbour la nguur gi tànnoon ak Joal projet bi du sama projet mbiru nguur gi la te liggéey bi dafa ciy suqali bu baax a baax gox bi ba pare fexe ba jën yi mën a gën a jar bu bitim réew nguur gi nag bàyyiwul benn yoon projet bi ndax ba tey ji sax léeg-léeg ñu envoyé fi ay techniciens ci wàllu liggéey bi. mais le projet est là pour toujours. moo li ñoom fa ñu nekkoon lañ ne ba tey ñu ngi ñaan nguur gi mu daal di tëral ci suuf programme bile. xamalu tax arrangé wuñu parce que tey jii nawet bu amee ñun dañuy am jafe-jafe bi ñuy am mooy sunu gaal yi amuñu couloir buñ leen aj fii rek lañ fi dese bu dëgg dee dëgg rek. cooli mooy buñ ko fi defee ba mu am fi d'accord njariñ la mais lim ñuy yàqal moo ëpp lim ñuy defaral si loolu lañ sukkandiku ba ne bépp. autorité boo xamante ni yaa ngi Mbuur ñu ngi lay tàllal loxo ñun dañoo respecté loi respecté ki nga xamante ni mooy président Macky Sall moom it na delloo askanu mooli njukkal. ay junni gaal moom la ñu aj ci booru géej gi bu fees dell ci plage Mbuur bi loolu mu ngi wane ne espace dafa am problème dëgg ci booru géej gi. wax si wàllum njàng meeg njàngale mi ak baccalauréat bi nga xam ne moom la ñu génn muy résultat yoo xam ne ñu bëri rafetlu nañu ko waaye coow judd si waral nag am njàngat am ci ki nga xamante ni bii gëstukat la di tàggatkat si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di docteur Ibrahima Seck moom li mu gis moo di loolee résultat ngëneel la ci te bu fekkee ngëneel am na ci rek doxalin wi ñu doxalee ren moo ko waral gën a jege ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ak seen ndongo ak ñi nga xam ne ñoo di waajur ndongo it gën a daal di jege ñi nga xam ne ñoo di seen i ndongo yooyu bokk na ci waaye tamit wàññi gu ñu wàññi mbooloo mu bari mi nga xam ne ñoo daan nekk ci classe yi ñu teew lay kàddoom moom docteur Ibrahima Seck Sofia ba moo ko taataan. ren ñëpp nee nañu ni résultat yi xaw na baax buñ ko comparé ak résultat yu année yi jàll loolu nag li ko sabab mooy que malgré pandémie bi ñu reprendre bi ñu tàmbaliwaatee njàng ñëpp dañoo mobiliser wu ci école bi ci école yi yëpp aussi. moo am ay équipement yu minimal yi nga xam ni bon dina tax élèves yi mën a toog ci école bi mooy ay toilettes ak ndox ñu taxaw aussi que effectifs yi barituñu mu nekk ay 20 élèves par classe et puis école yi aussi amul woon yeneen élèves yi ñëwuñu woon donc day militer ci benn atmosphère apaisée pour ñu mën a vraiment concentrer wu mën a jàng donc yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ni ay constat la yu ñu def yi nga xam ni day militer à la faveur de bons résultats. li ñu war a njëkk xool pour man mooy ñaari mbir benn mbir bi mooy que nañu xool ndax école bi suñu société soxla ndax boobu la ñu am wala amuñu ko et à mon avis mooy que amaguñ ko parce que am na ba léegi ay parents yi nga xam ni duñu sawar si yóbbu seen doom yi école. am nañu ñu ngi différencier école coranique ak école française loolu yëpp ci offre éducative la jot na ñu tabax benn école sénégalaise bi nga xam ni école nationale la
lépp loo bëgg jàng di nga ko fekk si biir loolu booy benn aspect beneen aspect bi que ñu ngi waxu approche par compétence ñëpp ñu bëri di ko wax ñu comme tàmbali réforme bi depuis 2009 ba léegi amul benn évaluation bi ñu si def war nañ ko évaluer war nañ ko xayma xool lan moo si baax lan moo si baaxul lan moo tax enseignants yi amaguñu moyens yi nga xam ne da leen permettre ñu mën a appliquer réellement approche boobu. ñu wutali diwaanu Touba Mbacké ak wàccaayu màggal gu mag gi ñu dëkkmal comité bi nga xam ne mooy taxaw ñi nga xam ne askan wi ngeen ñu mën a fegu ci tawat yi jamono yu mbas mi di fekk ak fegaru ñoom nag ñu nga daal di def seen ni nga xam ne noonu la ñu yaakaar ne buñ ko defee mbooleem ñi fay ñëw dinañu mën a fagaru ci mbasum coronavirus te kenn du fa jógee ànd ak li nga xam ne moo di tawat joojee waral nag ñuy fësal bu baax a baax li nga xam ne noonu la ñuy def ngir mën a daal di gën a joyal boobulee xeex mu jëm ci ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee góor ndak loo ci wàccaayu màggalu Touba gi ñu fas yéene amal ci contexte pandémie bu coronavirus comité d'alerte et de prévention fekk ak fagaru wane plan de riposte bi mu nar a jëfandikoo ngir xeex ak Covid-19 ci Touba. mooy nu ñuy def ba dooleel dispositif bi nga xamante ni moo fi am doole jooju nag mën nañ koo jëfandikoo ba nga xamante ni képp koo xamante ni yaakaar nañ ci yow feebar ñu mën la orienter ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale teg na ko ba pare unité d'alerte et de prévention ñëw appuyer leen aussi en termes de ressources beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni mooy tax ba nit ki yenn wàllu comportement yi mu war a am ba nga xamante ni liñ koy sant ci feebar bi mënu ko def wala boog lii tax ba moom nanguwul feebar bi ne feebar bi am na ñu fexe ba dindi loolu ci jaarale ko ci li nga xamante ni mooy communication sensibilisation ak wone ñi nga xamante ni suñuy yaakaar lañ tey ak ëllëg ñu koy def te waroon na mën a taxaw ne duñ ko def ñu gis leen ñuy takk seeni masque loolu buñ ci xoolee dana war a mën a gën a tax ñu jël suñuy masque di ko takk. mu dib comité bu organisateur yi fukki fan ak juróom-ñetti safar yi tekk ginnaaw ba ñuy xamle ne seen xemmemteef du leen lu dul fexe ba màggal ci daan coronavirus bu ñu sukkandikoo ci professeur Lamine Gueye. maanaam du pour ren rek loolu moom lu jar a comprendre la Covid bi rek taxul mu jóg ren nag Covid bi ci suñu principale mission la bokk mais de manière générale les problèmes de santé en particulier les épidémies moom moo tax. unité bi taxaw alerte mooy lan ñuy analyser tout le système ba pare di alerter ku ñu war a alerter. mu def occasion ci ki ngàlloo communication comité ka organisation bu màggal gilee ginnaaw ba muy gën a ñaax ñi di taalibe yi ñu doxalee ak respect mesure préventive yi. Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ki nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou ndigal ne ko na nga dajale comité d'organisation bi ñu tàmbalee waajal màggal gi te màggale ko Touba gannaaw bi ndigal loolu mu béral ko ci Sénégal gépp kon nag bañ demee ci sëriñ ba lam ñu waxoon rek lay waxaat fii dafa am loo xam ne suñu diggante la ak nit ñi dafa am loo xam ne suñu responsabilité la responsabilité boobu nag dañ koy assumer ba mu mat sëkk. Zéro cas de contamination ci Covid-19 loolee le comité d'alerte et de prévention fekk ak fagaru ngàlloo ginnaaw ba ñu fas yéene door seeni activité ci ay bés wile nekk ci weeru safar. fekk ak fegaru ngeen muccal képp koo xam ne moo ñëw si dëkk bu sell ba si jamonoy màggal ak si mbasum coronavirus moom lay mbas jamono ji si tolluwaayub bis bi ginnaaw xayma bi nga xam ne def na ko docteur Alhaji Mamadou Ndiaye lu toll si juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yi nga xam ne def nañu ko fukk ak juróom ñoo si am jàngoro ji te xam nañ ñeneen ko wàllu juróom-ñeent xamuñu fa ñu jëlee jàngoro ja lu toll si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo si ay jarak maanaam ñi nga xam ne wér nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent nag ñoo nekkoon ci Sowétas waaye amul kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam kon ginnaaw bi mbas mi duggee si réewum Sénégal ba léegi tëral na fi lu tolloon si fukk ak ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti doomi aadama lu toll si fukk ak benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukki doomi aadama ñoo si wér jamono ji lu toll si ñetti téeméer ak ñaari doomi aadama ñoo si génn àdduna ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñaari doomi aadama ñooy ñi nga xamante ni bii ñoo nekk si loxoy fajkat yi ginnaaw xayma bis bi ñu wax si leneen di jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum dem geeg dikk gi maître Omar Youm
addu si mbirum politique taxawaay yëpp ki nga xam ne moo di chef de l'opposition ak coow li nga xam ne jur na ko si réewum Sénégal moom mii nag jàpp na ne ki nga xamante ni bii moo war a nekk njiital opposition bi mooy ki nga xam ne moo jël ñaareelu place ba si élection présidentielle yi ñu génn ndaxte réewum Sénégal daanaka régime présidentiel la gën a jege kon foofee la ñu war a mën a jëlee xayma ga maître Omar Youm ñu teewlu ko moo nekkoon ganuk Tok Tok Sénégal ak mi ngi Maram Ndiaye. ça dépend de xam nga dafa am commission politique buy négocier. man suma opinion amul solo. li waa commission bi di wax moo am solo mais leeral bi man laay indi mooy maanaam ñaar yëpp mën na baax. l'essentiel mooy nañu jël benn opposition boo xam ne. dafay nekk opposition bu dëgër. boo xam ne dañ koy protéger parce que statut de l'opposition mooy lan mooy ay droit am. lan mooy ay devoir am. lan lañ ko jumtukaay yan lañ ko war a jox. nan la war a defee action d'opposition bi loolu mooy statut bi. mais man suñu statut fii Sénégal laa wax est-ce que ñun. kuy jiite opposition bi parlementaire la war a doon wala. pour man sunu régime dafa nekk semi présidentiel loolu la constitutionnaliste yëpp wax maanaam dafa am ci lu mu laal ci présidentiel am ci lu mu laal ci parlementaire mais léegi tey depuis réforme 2019 bi nga xam ne di nañ poste premier ministre. nga xam ne assemblée mënatul def motion de censure ci président. ci gouvernement président mënatul tas assemblée. dañuy tendre léegi presque vers un régime plus présidentiel que parlementaire. donc pour man opposition chef de l'opposition dafa war a nekk ci ki nga xam ne mooy topp ci ginnaaw président de la république gannaaw bu ñu jongantee ci élection présidentielle. lu ci mënti nekk mooy man li ma gëm mooy démocratie dafa war a ànd ak opposition. sinon nekkatul démocratie. démocratie dafa war a ànd ak ku nekk di wax sa xalaat. ñun aussi régime libéral lañu. régime libéral li ko sos dëgg mooy liberté d'expression ak protection des droits des individus loolu aussi lu am solo la man li ma gëm mooy opposition dañ ko war a déglu dañ ko war a dooleel dañ ko war a di ko taatagal parce que opposition mooy alternative politique ñun opposition lañ nekkoon tey ñu ngi ci pouvoir bi suba peut-être dañuy dellu opposition donc opposition ku koy sàggane ci démocratie mooy yaa ngi sàggane ci démocratie. taal baa ngay jëf-jëf yi ba léegi si àtte bi nga xam ne moo daan ki nga xam ne moo di président Lamine Diack ak doom ja Pape Massata Diack si coowal IAAF moom Pape Massata Diack nag moo si dolli sa xarma kawar nee na gouvernement bu Sénégal ci boppam dañoo war a porter plainte ñi nga xam ne ñoo di kuréel googee di IAAF ndaxte dañoo tuumaal njiitu réew mi président Macky Sall ne wala bon waa justice ba dañoo tuumaal njiitu réew mi président Macky Sall ne waa IAAF ñoom jamono ji nga xam te ni bi président Lamine Diack ñoo fa nekkoon ñoom ñoo financé ba njiitu réew mi président daal di yegg sa gaw googule toogu kàddu yi Pape Massata Diack la ñu teewlu ko kii ko taataan di Boubacar Dieng. Je veux dire à la justice française, vous vous êtes permis la justice française d'attaquer l'honorabilité de notre président de la République actuelle. ñi nga xam ni nag ñoo yor wàllum yoon ci réewum France li ma leen di wax rek mooy li ñu def seen yoon nekku ci ñoom dañoo jiiñ ni président Macky Sall kii di Lamine Diack moo ko financé ci atum 2012 ngir mu amal campagne boobu sax moo tax mu gagné lii di élection présidentielle yi loolu dama naan teguñu ko fenn. Le problème politique, Lamine Diack est un homme politique. Il s'affiche. Mais tout le monde sait qu'il est socialiste. Lamine Diack homme politique la ñëpp xam nañu ne moom PS la bokk kon bokk bu ñu naan dafa financé koo xam ni candidat libéral la loolu teguñu ko fenn ay kàcc yu wér la. waa France bu ñu amee lu ñuy seet nañ ko seet seeni homme politique ñoom fekkee wàllum guerre la ñuy wax rek jàpp naa ne seen dëkk ba la ëppee te lii ñuy wax sax dafa doon ñàkk worma ci ki nga xam ne mooy suñu njiitum réew doon itam ñàkk worma ci réewum Sénégal li leen tax ma jàpp ni nguurug Sénégal war na jóg ci mbir mi porte plainte sax bu ko jaree ndaxte lii waa France wax dafa yàq deram man nag dootuma bàyyi kenn muy wax ni sama baay dañu koo ger ba sax mu financé campagne yu Macky Sall lépp lu waay manti waxati man itam dinaa génni indi si ab tontu. dañu yeb ça suffit. mu ngoog tëgg nañu bàkk ba bàkkoob xibaar yi tàggat yaram ñu si ànd ak Pape Malick Diop Pape Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Cheikh Sall. dañ koy doore ak Mercato Luis Suarez mi ñu doon séentu Juventus dafa mel ni fi ne nii Atlético Madrid la gën a jege. waaw moom mi nga xam ne mi ngi toll kon ci 33 ans te ñu
wàññi rek li nga xam ne moo di juróom benn saison yi mu amal foofee ca FC Barcelone kon moom mi le mel na ni day daal di jóge ci boobule équipe bu FC Barcelone moom mi nga xam ne gannaaw buñ koy ba mu déggoowee ak ñi nga xam ne ñoo di FC Barcelone di El Pistolero ci ay kàddu yu mu gën a rafetee kon nag moom mi le mel na ni Juventus la gënoon jege waaye jamono ji mel na ni dafa daal di tombé d'accord ak équipe boobee nekk ca Espagne di Atlético Madrid ndax jamono ji presse espagnole boobee fa nekk di Marca moom mi lee ma ngay daal di wax sax li nga xam ne moom la opération bi tëddee gannaaw ba nga xamee ne Luis Suarez amaana lu jege ñaari saison lay daal di signé ca Colchoneros yi te dina jot lu toll ci juróom-ñeenti millions d'euros foofee ca Atlético Madrid kon nag rebondissement bi noonu la demee moom mi leen nar a jóge fi nga xam ne moo di FC Barcelone di dem ci fi nga xam ne moo di Atlético Madrid bu Diego Simeone. jamono joojee Edinson Cavani mel ni mu ngay tëjal buntu ñi nga xam ne ñoo di waa Real Madrid. waaw moom mi nga xam ne nag ma ngi koy tijji mi ngi tijjil buntu ñi nga xam ne ñoo di waa Real Madrid moom mi nga xam ne jamono ji entourage am ñu ngay wërit di ut club ba nga xam ne foofee la Edinson Cavani mën a dal moom it toll ci 33 ans di ci fàttali di meilleur buteur ci histoire u Paris Saint-Germain ba tey amagul club boo xam ne mën na fa dellu gannaaw ba mu jógee ca capitale française boobule di Paris Saint-Germain ci libre contrat moom mi la nag jamono ji lu ci mel ni ay club jege woon nañu ko lu ci mel ni Boca Juniors, Sao Paulo, Grêmio, Atlético Madrid, Juventus, Roma ba ca Benfica mi nga xam ne jege woon na loolu it mu signé fa waaye moom Cavani ak entourage am mel ni jamono ji exigence salariale maanaam koppar yi nga xam ne moom lay laaj ci wàllum salaire jamono ji moo jafe ci club yooyee ma daal di lim léegi loolu lay waral jamono ji entourage am wala boog Marca di presse espagnole boobee nekk foofu it jàpp na ni club wala boog jàpp na ni buteur uruguayen bi jamono ji ñu ngi koy proposé li nga xam ne moo di Real Madrid moom Real Madrid mi nga xam ne jamono ji mennum buteur moo fa daal di nekk gannaaw ba fa Ronaldo jugee dem Juve di Karim Benzema te turu Cavani jege loolu fi nga xam ne moo di Real Madrid ci match boobu nga xam ne moo doon dox ci diggante Real Sociedad ak Real Madrid ci seetlu ci observateurs yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne Real Madrid jamono ji dafa soxla beneen buteur kon jamono ji ni nga xam ne ñoo di Cavani ak ay entourage am ñu ngi daal di saytu wala boog di teewlu li nga xam ne moo di réponse bu nar a jóge ci côté Real Madrid. Papa Malick mercato ba léegi Lingard dafa mel ni waa Tottenham ñu ngi koy dañoo am yéene ci moom. dañu am yéene ci moom Tottenham mi nga xam ne moom it ci tàmbali ko mercato bile mel na ni saytuwuñ ko woon bu baax ci bile mbir waaye nag moom dafay daal di yeewu ci li nga xam ne moo di mercato bile gannaaw ba nga xamee ni ñaari joueurs ya nekk ca Real Madrid daf leen daal di enrôler maanaam Gareth Bale ak Sergio Reguilón mi ñu àlloon Séville moom la nag pareegul dara ci li nga xam ne moo di mercato gi li ko waral moo di bëgg dooleel li nga xam ne moo di secteur bi nga xam ne moo nekk di attaque bi te saytuwuñu fenn fu dul Manchester United loole waral Daily Star jàpp ni intérêt bi ñu am wala boog intérêt bi José Mourinho am ci Jesse Lingard moom la ngeen di seen yaatu na ci saison bi nga xam ne moom la ñuy song ji moom mi lay Jesse Lingard moom mi nga xam ne benn but la daal di am ci ñaar fukki ak ñaari apparition ci Manchester United ci saison bi la ñu génn moom mi toll ci ñaar fukki at ak juróom ñaar mel na ni mën na jóge kon fi nga xam ne moo di Manchester United àdduñu fa nga xam ne moo di Tottenham ngir ibbi li nga xam ne moo di beneen page ci histoire footballam te jamono ji ñu jàpp ne rek ki nga xam ne moo di Tottenham pare na pour joxe lu toll ci 33 millions d'euros ngir xëcc ko ci maillot yooyu le mu jege si ki nga xam ne moo di Harry Kane ak kii di Gareth Bale. Ivan Rakitic dafa jël retraite internationale. Ivan Rakitic mi ngoog bu fekkee ni wax nañ ci joueur yi nga xam ne ñoom ña ngay waajal ci transfert yu bëri moom Ivan Rakitic day daal di noppi ci sol maillot li nga xam ne moo di Croatie moom ci fàttali mi nga xam ne moom it jóge na ca FC Barcelone àddu ji ca FC Séville te toll ci 32 ans. moom beneen page ci histoire football am mooy daal di tëjandi gannaaw ba nga xamee ni ci fàttali jaar na ca FC Bâle ak Schalke 04 moom day daal di annoncé ni day daal di génn li nga xam ne moo di Croatie dootul sol boobu le maillot maanaam retraite internationale lay daal di amal gannaaw ba mu amee 106 match wala boog 106 sélection ci li nga xam ne moo di équipe Croatie boobule mu daal di ciy dugal lu toll ci fukki but ak juróom kon nag choix boobu ñu bëri dañ koy daal di comprendre rawatina li nga xam ne moo di weer yi ñu génn mel na ni bokkatul woon
dara ci équipe boobu la yaakaaratuñ ko woon ndax li nga xam ne moo di match bu mujj bi mu mujj joué day daal di toll ci 13 octobre boobee ñu génn ci atum 2019 nga xam ne match ak Pays de Galles lañ doon jonganteel ñu daal di cay témboo ku ci nekk dugal benn bi. Ivan Rakitic bu FC Barcelone ñu dem ci international sénégalais yi dafa mel ni yu bés bi ñu génn di li nga xam ne moo di semaine bi wala bon weekend bi sax ay bi yu bëri am na ci. mu ngoog ay bi yu bëri am na ci lu ci mel ni Sadio Mané ak Ibrahima Niane mi nga xam ne ku ci nekk ci ñoom ñaar jot na dugal ñaari bi ci clubam moom Sadio Mané ci fàttali ci match Chelsea la daal di amal ñaari doublé ci noonu mu daal di ibbi compteur bi am ak Liverpool ci saison gile ci borom Ibrahima Niane moom ndam lu njëkk lay daal di jox équipe am boobu la Metz ci kanamu Reims mi nga xam ne daf cee daal di dugal ñaari bi moom it Cheikh Kouyaté fës loolu ca Angleterre gannaaw ba nga xam ne équipe am Crystal Palace ci fàttali dafa daan Manchester United ñetti bal ci benn te mu fësan ci loolu waaye seule fausse note bi ñuy am ci sénégalais yi moo di blessure ki nga xam ne moo di Idrissa Gana Gueye ci match bi li nga xam ne moom moo doxoon ci seen diggante ak Nice loole lépp ñu ànd ceeg Cheikh Diop. xibaaru gayndey Sénégal yi nekk ci biti réew dañ koy tàmbalee ca France foofee Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain amaat nañ beneen ndam champion de France yi dañoo dem fekki Nice ci Allianz Riviera daan ko ñetti bal ci dara liñ ci mën a jàpp nag mooy gaañu Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ne génn na ci pàcc bu njëkk bi donte ne ki leen di tàggat mi nga xam le ne gaañu boobee taxaw ko metti lool waaye ci beneen boor bi Ibrahima Niane moom jox na ndam équipe bii di Metz moo dugal ñaari bit yi leen may ndam seen digganteeg Reims bu Boulaye Dia ñu daan leen ñaari bit ci benn te Boulaye Dia sax moo dugal beneen bit bi Sada Thioub moom amul ndam ci ay bés bii seen équipe bii di Angers dafa nërmelu seen digganteeg Montpellier ñeenti bal ci benn Sada Thioub dugg na ci ñaareelu pàcc bi Dijon mi nga xam ne Alfred Gomis moo nekkoon ci biir camp yi moom it dafa nërmelu ci seen digganteeg Strasbourg benn bal ci dara ci deuxième division bi Grenoble dafa rek daan Ajaccio ñaari bal ci dara ki dugal benn bit bi sax moo di Moussa Djité Guingamp moom dafa rek daan Pau benn bal ci dara benn bit bi sax ki ko dugal moo di Yannick Arthur Gomis Nancy ak Saliou Ciss ñoom dañoo dem fekk équipe bii di Paris FC daan ko ñaari bal ci dara Angleterre la ñu ngi wutali foofee Sadio Mané tàmbali naa dugal ci championnat bi gannaaw jongante mi doon amal seen digganteeg Chelsea ci ay bés bii doomi Sénégal ji moo dugal ñaari bit yi leen may ndam seen digganteeg Chelsea moomee loolee sax di ndam lu am solo ba tey ci Premier League la ñuy des ak Cheikhou Kouyaté moom ak Crystal Palace dañoo dem fekk équipe bi di Manchester United daan ko ñetti bal ci benn Kouyaté mi nga xamante ne mi ngi ci défense bi bañ tàmbalee saison ba léegi amal na rek jongante bu am solo bu ñu jógee Angleterre dañuy wutali Italie foofee Kalidou Koulibaly donte ne yàgg nañ koo dégg ci mercato bi dafa rek mujj des foofee di Napoli ci bëccëg bi dañoo dem fekk Parme daan ko ñaari bal ci dara ci Italie ñu jóge fa wutali Belgique foofee it Papa Makhtar Gueye mi nekkoon joueur bu AS Saint-Étienne dafa rek dugal ñaareelu bitam ci saison bi ak équipe bi di Ostende mi nga xam ne moo daan OLH ñetti bal ci benn Club Brugge bu ñoom Crépin Diatta moo daan Jules Waregem juróom benn bit ci dara Crépin Diatta tàmbali na waaye Youssouf Badji dugg na ci ñaareelu pàcc bi ca Portugal foofee Amadou Loum Ndiaye bokkoon na ci ñaareelu pàcc bi ba Porto di daan Braga ñetti bal ci benn ngir jeexal Turquie la ñuy wutali Galatasaray moo daan champion bi nga xamante ne moo di Istanbul Başakşehir bu Demba Ba mi nga xam ne bokkoon na ci jongante ba ñuy tàmbali Mbaye Diagne moom dugg na ci ñaareelu pàcc bi Gaziantep bu Papemizon Djilobodji moom dafa rek témboo ak it Fatih Karagümrük ku nekk dugal sa morom ñaari bit. mu ngoog Cheikh Diop Pape Malick dafa mel ni foofu la ñuy ndarkeppee xibaar yi tàggat yaram yi. foofu lañ koy ndarkeppee mun nañ ci yokk sax li nga xam ne moo jëm ci gaynde yi ba tey ndax ñu jàpp ne rek Diao Baldé Keita moom ni ki tey lay daal di amal visite médicale am ca Sampdoria gannaaw ba mu jógee Monaco kon day dellu foofee ci Italie ci fàttali gannaaw ba mu amee saison bu am solo foofee ca Lazio kon Diao Baldé Keita ñu jàpp ne saison bii di ñëw ca Sampdoria Gênes foofu lay daal di évoluer. jaajëfal ko Pape Malick yow loolu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi. moo këmmal it xibaar yi marax yi jaajëfal leen mbokk yi ñu doon teewlu jaajëfal ñi fare ci xarale gi ak jàpp ndaluk Moustapha Gabar Diop la total day wéyandi ak Khalifa Diakhaté jërë ngeen jëf.